Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek lu ñeel procès ñi ñuy tudd ci faatu Hiba Thiam tey jii ci suba ci la ñu ko waroon a amal waaye dàq nañu ko ba fukki fan ak ñett ci weeru janvier yëf yàkk li ko waral dees di déglu kenn ci avocat yi nga xamante ne ji ñoo di partie civile bi maître Seydou Diagne ñu déglu ko ak Nafissatou Silla. gaa ñi dañoo juum ndax dañu yaakaar ni partie civile si koo xam ne da nga faatu bàyyiwuloo jabar bàyyiwuloo doom tribunal peut-être dafa yaakaaroon ni papaam rek ak yaayam ñoo koy doon waaye ñun bi ñu demee tribunal d'instance pour wut jugement d'hérédité dëggal nañu ni que frère am yi tamit maanaam ñi mu bokkal ndey ak baay ak ñi mu bokkal pap ñooñu dañ koy doon loolu nag la procureur ak tribunal woowuñu woon ay magam ak ay rakkam donc looloo tax ñu ne nañ ko dàq ba ñu woo ñooñu wala ba ñooñu jox ñu mandat ñu représenté leen suñ leen représenté ñoom ñëpp lu ñuy laaj ñu laajal leen ko ñoom ñëpp mais mënuñu rek jël benn famille diviser ko ne waaw même su bàyyee ay frères ak ay sœurs même su bàyyee yaayam papaam rek moo koy représenté loolu nekkul loo xam ne ñun avocat mën nañ ko nangu ndax dëppoowul ak yoon xam nga ñoom li ñuy def dafa rëy moo tax même su procureur d'accord tey pour ñu libérer seen avocat yi laaj ko tribunal mënu ko nangu parce que mënoo def lu toll noonu en plein couvre-feu ba bakken rot si nga ñëw ne waa dama bëgg a dem fête Noël dama bëgg a dem fête 24 décembre dama bëgg a dem fête 31 décembre sama ay clients nañ ma bàyyi donc loolu moo tax même bi ko procureur ne d'accord na tribunal xam na ni loolu teguwul ci yoon wala nekkul loo xam ne lu yenu maanaa la wala lu jaadu la. avocat beneen wàll bi maître Ndeye Fatou Touré. procureur bi nga xam ne mooy garder kaaraange société bi maanaam ci jëfin bu baax ak bu bon nee na moom nañ bàyyi xale yi ñu ñibbi seen kër te buñ leen wooyee dinañ dellu si parce que wóor na ko ne xale yi génnuñu Sénégal demuñu fenn war nañoo mën a ñibbi seen kër di ñëw di wuy si tribunal ndax li principe bi maanaam li war mooy ñu bàyyi leen di leen woo ñu ñëw di wuy si ñu àtte leen amul benn risque mais vraiment nee naa la audience yi sax yaa ngi ko yëgee ci presse da ngay jékki-jékki sax nit yónnee la ay articles yoo xam ne doo xam yow avocat bi doo xam fan la jógee. tribunal bi li mu wax leer na trouble à l'ordre public. non tribunal waxagul dara wa tribunal nee na ba tey trouble bi demul lu tax mu ne trouble demul parce que lu yëngatu lu ñu sax dossier bi lu ci xewul sax presse bi bind ci. wutali fële ca place Obélisque jëm ci artistes yi nga xamante ne ji fas nañu yéene tey ji ci ngoon ñu amal fa ab toogaanu ñaxtu la ñuy ñaxtu ko xultu mooy dogal yi ñu jël mu tukkee ci moytu lu lawal corona bi te ñoom ñu gis ne njatt gi ñu leen njatt daal rawatina ci weer yi ñu nekkee dafay doy waar ci ñoom bëgg a sàkku ci kilifa yi ñu dellu gannaaw ci dogal boobu indi ci sa woyofal moo waral ñu bëgg a daje foofee ca place Obélisque fa la ñuy dem fekki fa suñu ndaw la ñu fa yebal di Pape Mbaye Diaw Pape maa ngi lay nuyu. Mohamed Ndiaye maa ngi lay fay. gis nga artistes yi tey jii ci ngoon la ñu fa bëgg a daje ba gouverneur bu Ndakaaru jël dogalub tere ko li ñu bëgg a xam mooy ndax foofee ca place Obélisque ku fa teew di nga xam ne ñoo ngi fay waajalum daje am déet. waaw Mohamed jamono ji place de la nation boo fi ñëwee policiers yi bari nañ fi torop ñoom lu toll ci ñetti blindé ñu ngi fi ñeenti camion yoo xamante ni dafa duy ay policiers ban fees dell coin boo dem ci place de la nation yaa ngi fay gis policiers yi ñu taxaw jamono ji ñoom bari nañ fi lool fi mu ne nii sax wàcc nañ jël li nga xamante ni moo di ay barrières yoo xamante ni dañ koy quadriller li place de la nation bi fi mu ne nii nag nit ñi ku nekk yaa ngi wéy di doxi sa soxla mais jamono ji policiers yi bari nañ lool fii nga xamante ni moo di place de la nation lii nag soo ko gisee Mouhamed li ko waral rek mooy yenn ci artistes yi tey gannaaw ba nga xamante ni préfet bi daf leen a tere ñu tenir seen manifestation bi ñoom dañ ne avec ou sans autorisation manifestation boobu dinañ ko amal ba tax jamono ji policiers yi bari nañ fi lool fii nga xamante ni moo di ci place de la nation Mohamed lii lañ leen fi mën a jotali fii nga xamante ni moo di ci place de la nation. xanaa rek Pape dolli ci xibaar boobu nañ ci xibaar yi ñu mujjee jot ginnaaw médiation boo xamante ne ji amal nañ ko dox ci diggante ministre intérieur ak ministre de la culture ak it artiste bii di Youssou Ndour njiit réew mi Macky Sall sisir nañu ko ci dossier boobe mu di ñaxtu yi acteurs culturels yi ngir mu wut ci saafara nee nañu fii ki fan moom président de la république Macky Sall dana wax jëme ci seet kon ban saafara la ñuy teg ci yooyu la jamono ñoom acteurs culturels yi fas yéene amal ab toogaanu ñaxtu tey ji dañ ciy génnam déet li leer ba leer daal moo di seet nañu ne du ñëpp ñoo ca bokk jëm waaye am na ñu ne déet am na ñu ne waaw Anna Rocha Lita Lopez Faye.
donte ne déggoowuñu ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal toogaanu ñaxtu bi ñu nam amal niki tey ji ci ngoon collectif Saywi nee na xam na bu baax a baax li leen tax a jóg waaye nag anam yi nga xamante ne moom la ñu bëgg a xeexal ñi yëngu ci wàllu aar gi la ñu àndul maanaam génn ci mbedd yi di jaamarlo Idrissa Diop moo jiite boobee collectif. ñun dañu bokk ci acteurs culturels yëpp lu tax du ñu bokk ci ay marche ak ay yooyu on est la force tranquille de la culture ici au Sénégal di ngeen comprendre plus tard mais donc ñun li ñuy wax rek mooy mën nañu waxtaan ak état bi ne leen ñu am yërmande ci artistes yi parce que 9 mois quand même ñu tenir dafa metti quoi. Mame Gor Diazaka mi nga xamante ne bokk ñoo ci ñi njëkk yëkkati seen kàddu ngir ñu mën a auditer lii di SODAV moom itam nee na fas yéenewul la dem ci toogaanu ñaxtu bile nee na li gën a am solo mooy ñu toog waxtaan ak kilifa yi ba am saafara. mais man du ma dem ci manifestation boo xam ni dañ ko tere parce que tamit nit bu fekkee da nga nekk ci réew nekk responsable nga war a agir responsablement lépp loo xam ni yoon daf ko tere danga ko war a moytu. maa ngi ñaax sama gars yi ñu bañ a forcer te jéem a dem table négociation waxtaan ak les autorités. gannaaw bi ñu fomb mobilisation bi nga xamante ne bëggoon nañ ko amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre gile weesu coalition des acteurs de la culture nee na bile yoon nag taxaw na temm ngir amal sitingam ndaxte nag ay weer a ngi nii ñu yëngu ci wàllu aada dañoo loof mbas mi tax na ñu ñàkk seen liggéey tax na amatuñu benn revenu fu mu toll nii tax na sax itam seen kër yëngu. Anna Rochalita Lopez Faye wutali Ngajaga ma nga ca nooto guy jama gàcce diwaanu Kees fa la teenu gas ba tàkkee woon askando ba léegi ñoo ngi ci jaaxle ndax li ñu gis mooy teen ba bu tàkkee fay ko du doon lu yomb bala leen ci musiba di gën di fekk nag ñuy sóobu ci kasara nañ cee jëli matuwaay rawatina ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu karange Baba Mbengue mooy coordonnateur bu comité développement ca Ngajaga ñu déglu ko Alaaji Njoogu Jeen. tàkk-tàkk bi fayul ba tey samedi na mu meloon noonu la continuer dina mel fi na ne population bi tiit nañ lool tiit nañ si seen wàllum wér-gi-yaram parce que am na feebar yoo nga xamante ni mu ngi jógee si wàllum feebar yi respiratoire yëpp instant bi mën nañ koo amee si feu bi parce que ñoo ngi noyyi saxaar bi nga xam ne mooy dégagé wu si feu bi ñoo ngi koy noyyi ñoo dëkk ak moom am na kër yoo nga xam ne moins de 50 mètres la ak teenu gaz bi tàkk tey te ba tey nii gisagunu état jóg taxaw ci gisagunu président Macky Sall wax ci gisagunu benn responsable boo nga xam ne am nga baat wala mën ngaa taxaw askan bi jóg wax ci vraiment askan bi jaaxle nañ torop ñu ngi leen di wax naan leen affaire yi fay na ñii naan leen feu bi wàññeeku na ñii naan leen Ngajaga am na lii bu dara amu ci dolli ci rek ne ñeenti fan ginnaaw ba teenu gas ba tàkkee foofee ca Ngajaga technicien yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñi ngi war a tàmbali opération yi jamono ji ñoo nga ci réunion di dajale kon seeni équipe ngir waxtaane ana nees di def ak yan matuwaay la ñuy jël ak fu ñu ko mën a jaare ba loolee ñuy woowee ci seen liggéey tuer le puits ñu seet nu ñu mën a def kon ba matal ko barab yi nga xamante ne ji kon dees fay gëstu seet kon ak di fa exploiter lu aju ci mbir yu ni mel loole nees def kon ba gën koo ñoŋal entreprise yi it di bàyyi xel bu baax a baax askan wi nga xam ne ñoom fa ñu sampee askan wa fa dëkk nees def ba jàppale leen mu di responsabilité sociétale des entreprises lii bokk na ci li gën a yitteel ministre mine ak géologie di Omar Sarr ay kàddu la yu mu yëkkati ci nimiku gu mu doon nimiku ci usine ciment bii di Sococim ci diwaanu Tëngéej Omar Sarr sàkku ci ñi nga xam ne ñoo jiite entreprise bi ak it ñii di maire yi ñu fexe daal ba lu ñuy liggéey njariñu askan yi feeñ ci bu baax a baax ministre mine ak géologie Omar Sarr ñu déglu ko ak Abdou Diouf Diagne. gis nañu par exemple foofu ñuy exploiter mine yi su liggéey bi paree ñoom am na nu koy fexe bay delloo ko ba nu meloon mais aménager ko ba nga xam ni dana mën a am ay garab dana mën a am yenn plante yi nga xam ne leen mën ko liggéey loolu lu am solo la pour ñun xool nañu aussi ni entreprise yu fi liggéey entreprise yu si ëpp entreprise yu jóge yi si gox yi la ensuite su fekkee emploi yu bare fii la jógee wala su en tout cas su amee ñaari nit yu am même qualification ku dëkk fii moo ëpp
ëpp chance am liggéey que keneen ñu waxtaan aussi ak maire yi pour xool ñu gën a waxtaan ak Sococim pour mu gën leen dimbale ñu leen encourager pour ñuy waxtaanee comme ça jàmm moom mu gën a am solo bu nu waxtaanee aussi ak personnel bi gisuñu fii ay yëngu-yëngu am na yoo xam ne aussi daan si gën a waxtaan bu concerné fii ak yeneen entreprise minières yi ñu gën a waxtaan xool lan la état bi bëgg tey jii fexe bay dimbale nit ñi dimbali seen bopp loolu am solo la xam ne nag ay problème yoo xam ne du mën a ñàkk si biir entreprise yi si biir surtout à côté de communes yeeg villes yeeg ak yu mel noonu daan si gën ak département bi daan si gën a waxtaan parce que jàmm rek moo am solo. Ministre Omar Sarr ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. weer ci tey ginnaaw bi ñu ubbee campagne bi jëm ci traite gerte gi mu di campagne commercialisation arachide diwaanu Kolda la ñu fa seetlu moo di campagne ren gi xaw naa gàll góose lu toll ci téeméer fanweer ak juróom-ñetti tonnes jiwu loolee ba ñu ko defee lu toll ci ñeent fukki tonnes ak juróom-ñett ci gerte moom la borom ñuy yëngu ci ndajalim gerte ngir def ci dëwlin amee. seetlu nañu it ne daal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari point de collecte ya fa nekk fukk ak juróom kott ñooy dox jamono ji Abdoulaye Diallo. tey la mat weer depuis bi ñu dooree campagne yu njaayum gerte gi waaye fii ci Kolda bi la campagne daa sedd lool ci kaddu Mamadou Ibrahima Ba di DRDR bu Kolda. waaw fu ñu tollagum ni am nañu lu ñuy wax juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti tonnes yoo xam ne ci xeetu njiw jënd nañ ko semence certifiée jënd nañ ko loolu nag 491 yi ñeenti téeméeri ak juróom-ñeenti fukk ak benn tonne bi yëpp ay semence certifiée la leneen li téeméer ak juróom fukk yi à peu près écrémé la loolu la ñu jot a jënd lu jëm ci xeetu njiw lu ñuy wax arachide bu war a dem Sonacos pour le moment ñu ngi ci 48 tonnes chiffre nag boo ko xoolee ni xam Kolda da ngay wax ne que Kolda jaayagul. li gën koo bari ci béykat yi ñoo ngi ci tool yi di naaf wala di bàcc seeni gerte. ñëpp xam nañ ne Kolda jaayagul parce que tout simplement gerte Kolda génnagul ci tool yi bay mën ñëw ci marché bi. wàllu jumtukaay yi doyut ci góob bi wala bi ñuy bàccee mooy benn ci jafe-jafe yi béykat yi di jooytu. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. RFM bitim réew. bàkk ba jib ne yéene xibaar bi ci réew yi ñu ci ànd ak Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax Georges. maa ngi lay fay Ndiaye. nañ ko door rek réewu Mali l'armée ba foofee dañ leen di tuumal crime de guerre nee nañu ay nit yore seen i ngànnaay ñoom daal la ñu njoxtu ne dañoo def lu safaanoo ak maqami do maanaam crime contre l'humanité. noonu la loolu ab commission internationale jëm ci Mali moo ko xamle jaarale ko ci ab rapport commission boobu commission ONU la ca boobee rapport sax jox nañ ko waa conseil de sécurité mbootaayu xeet yi ci weeru décembre gi Soda Thiam. du moom rek le rapport bi jàpp waaye nag l'armée bu Mali moom moo nekk ca kanam moom nag commission bi dafa jàpp rek que ni am na ay preuve yu leer yuy firndeel que ni l'armée bu Mali amal na ay crime de guerre bu ñu sukkandikoo nag ci rapport googu nga xamante ni mi ngi toll ci 300 ak juróom fukki page nga xamante ni AFP daf cee daal di génne ay extrait niki talaata gii ñu weesu ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre commission bi nag loole moo tax mu daal di bëgg ñu daal di samp ab cour spécialisé daat koy jagleel crime internationaux yooyee moom mi nga xamante ni nag ci weerub janvier atum 2019 nañ ko taxawaloon te benn suédoise bokk ci benn camerounais ak benn mauricien ñoom nag seen enquête ñi ngi ko daal di def ci diggante 2012 ak 2018 waaye nag seen rapport bi ñi ngi ko daal di jébbal ci digg atum 2020 bi secrétaire général bu ONU bi di Antonio Guterres moom mi nga xamante ni nag daf ko daal di jël moom it daa koy jox fukk ak juróomi membre conseil de sécurité bi gannaaw ba ko waa AFP daal di interroger nag service de communication bu ONU moom defu ci benn commentaire gis nañ sax que ni ci atum 2012 militaire yu Mali ñoom dañoo daal di tegoon loxo ci li nga xam ni moo di nguur gi ngir rek daal di delloo si waat jàmm ci dëkk boobule nga xamante ni dañu jàppoon ni ay rebelle indépendantiste ak jihadiste ci bët gànnaaru Mali ñoo ko tegoon loxo dugaloon ko ci guuta bu ñu sukkandikoo nag ci rapport bi lu toll ci téeméer ak ñeent fukki cas
yoo xamante ni amaloon nañ ci ay crimes de guerre nemmeeku nañ ko ci diggante 2012 ak 2013 nag force de sécurité et de défense bi nag ñoom waxoon nañ ko ni bokk na itam ci crimes yi nga xamante ni moom nañ ca fësal mu di bu doxoon na ci diggante bi amoon na ca diggu dëkku Mali diggante force anti-jihadiste française yu Berkane ak armée bu Mali naka noonu itam ak burkinabé yi atum 2017 la woon. gannaaw foofee di réew Mali Georges dañuy dem Centrafrique wàllu kaaraange gi la ñu gis ne daal ay fan des suñu seen digg wootey présidentielle mais kaaraange gi daal xaw na doy waar. élection présidentielle boobu dimanche la fas yéene am démb rebelle yi tegoon loxo ci Bambari nekk ñeenteelu bilu dëkk ba waaye sànq waa MINUSCA xamle nañ ni force de sécurité yu mbootaayu xeet yi force de sécurité yu ONU jëlaat nañ boobee dëkk di Bambari ca beneen côté ga nag ca capitale ga Bangui ay combat nemmeeku nañ ko ca route nationale 1 bi jógee ca Bangui dem ba ca Cameroun ak jafe-jafe yooyu yëpp nag nguur gi nee na élection ba dana am dimanche gi ñu dëgmal samedi gi ñu weesu gouvernement bi dafa joxoñoon baaraamu tuuma kii di François Bozizé nekkoon fa njiitu réew te candidature am ca élection ba ñu rejeté ko ñu ne day def lii di ab coup d'état présidentiel bu Centrafrique ak bu Niger ci même dimanche gi lay am fa fay ca Niger nag Amadou mi nga xamante ne dañoo gàntal candidature am dafa woo ay ñoñam ñu woteel njiitu réew ma woon Mahamad Ousmane. buuru Maroc Mohamed VI dalal na démb délégation boobu ña ca nekk ay doomi Israël lañ ak ay doomi Amérique. Maroc ak Israël xaatim ci wàll wa ñeenti accord États-Unis ne dana jox waa Maroc lu toll ci $7 milliards jàppale ko maanaam ba soutien financier Khadim Mbaye. délégation américaine ak israélienne bi nga xam ni Jared Kushner moom nekk goro Donald Trump waaye tey conseiller ci Moyen-Orient ñëwuñu Maroc ak loxoy neen gannaaw ba ñu amee ab entretien ak nga xam ni moo di roi Mohammed VI ca palais royal bu Rabat signé na lu toll ci juróom-benni accord yoo xam ni ñeent yi diggante Maroc ak Israël yooyu la accord nag mu ngi jëm ci wàllu aviation civile maanaam ñu fexe ba dem bi ak dikk bi gën a yomb ci ñaari réew yi tey li nga xam ni moo jëm ci wàllu visa rawatina ñu ñeel diplomate yi ak li nga xam ni moo di ak jàppalante jëm ci li nga xam ni moo di wàllu douane ci loolee tayit il faut nga dolliwaat ci lu toll ci 3 milliards yoo xam ni américains yi ñoo ko fas yéene jox Maroc jëm ci ak jàppale moo xam ci wàllu technique la waaye tayit fexe ba investissement rawatina privé ju gën ko mën a soxal fi nga xam ni moo di royaume chérifien Maroc nag moom li mu leen proposé moo di jàppale américains yi li nga xam ni moo di projet bi ñu tuddee Prosper Africa loolu nag li ko tax a jóg moo di fexe ba américains yi ñi nga xam ni ay investisseurs lañu lu gën a mën a dugg bu baax fi nga xam ni moo di Afrique ci loolu am na sax benn antenne boo xam ni antenne agence boobule dinañ ko taxawal fële nga xam ni moo di ambassade du États-Unis bi nga xam ni moo nekk ci Rabat. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. France lañ koy jeexalee ak ñetti gendarme yi nga xamante ne dañ leen faat ñeenteel jële ca gaañu ab nit nag moo def lu ni mel ca diwaan gii di Puy-de-Dôme ca diggu France suspect boobee am ñeent fukki at ak juróom-ñett fekk nañ ko mu faatu ci otom ki njort moo def lu ni mel gendarme ya dañ leen woowoon ngir ñu wàllu si benn soxna si nga xamante ne dafa làqu woon wala dafa làqutu woon noonu la mu wala déet. doo bëgg a wax. réfugié wu. daw làqu. ca ab kër ci toit bi. dafa daw làqu ji woon ci genn kër. ci toit bi. ci toit bi. xëy na ci zinc wala ci terrasse bi daal ci kaw. d'accord c'est Georges ñoo ngi jéggalu jërëjëf El Hadj Georges Déthié Diop. RFM Sport. tàggat yaram ñu dalal Youssouf Bodian Youssouf ginnaaw bu ñu la nuyoo dalal la dañu koy doore ak wàllu football Jaraaf bu Ndakaaru tey jii war naa dalal San Pedro bu Côte d'Ivoire 5 heures la ñuy football boobu le max. match bi ñu jàpp ko ci stade Lat Dior bu Thiès bokk ci ñaareelu tour préliminaire coupe de la confédération africaine waaye jamono bi ñuy amee kon jamono mbas mi tax nag sax championnat bu Sénégal kon mars ba léegi mu ngi taxaw waaye loolu kon ñu laaj coach bi di Malick Daf ndax mënul indi ay jafe-jafe équipe Jaraaf moom nee na kon dañuy fexe rek ba ànd ak jamono daal di adapté wu ngir xool ban taxawaay lañu mën a am seen diggante ak équipe Côte d'Ivoire bi Malick Daf ñu déglu ko ak Sékou Diallo.
xam nga dafa am lu xew ci jamono lëmbi àdduna sonal ñëpp donc ñu habitué nañu ci loolu léegi parce que boo xoolee yàggul 15 jours passé gagné nañu fii dem Abuja amul public yàlla may ñu qualifié te équipe boobu ñu gagné équipe bu ngand la boo xam ne biir Nigéria ñëpp xam nañ ko donc loolu je pense que ni du ci dara lu ci am solo mooy nañu concentré wu lu ñu liggéey mu ngi fi xale yi sont conscients def nañu dernier réglage ci tey la yàlla may leen wér ak wérle ñu ñëw def lu xees mooy ñëw def lu ñu war a def gagné ci kàttanu yàlla incha allah taala je pense que ni ñun pare nañu jàkkaarloo ku nekk parce que liggéey bi ñu doon def xamoon nañu coupe CAF lañ jëm te xamoon nañ ni coupe CAF boo ci bëggee sori di nga jànkonte équipe bu nekk parce que amoo boo ci taanu di nga équipe bi baax rek nga fa nekk donc loolu yëpp xalaatoon nañ ko bi ñuy ñëw liggéey nañ ci pare nañ ci am nañu benn match bi nga xam ne jot na nekk suñu gannaaw gagné nañ ko am na benn boo xam ne mu ngi suñu kanam mooy San Pedro bi ngay wax ni xam nga tamit Jaraaf équipe mag la ku ko xool xam ne Jaraaf du équipe bu ndaw ci football Afrique Sénégal bokk na équipe yi gën a titré Sénégal bokk na gën a équipe yi nga xam ne yàgg na habitué na ak Coupe d'Afrique dafa mel ni San Pedro donc 50-50 la rek match la boo xam ne dañ koy jouer ci terrain bi li wér ba wér daal mooy liggéey nañu xale yi apporté nañu correctif yi nga xam ne moo ñu sonaloon match yi passé li ci des nag mooy xaar suba ñu jàkkaarloo ak ñoom ñu xool li nga xamante ne loolu la ñuy def ci match yi parce que je pense que li ci war yëpp def nañ ko xale yi mentalement ci yëpp pare nañu liggéey nañu ci aspect technico-tactique yëpp li ci des nag mooy xaar la may ñu wér ak jàmm incha allah ñu jàkkaarloo ak moom gagné ko fii suñu terrain ci kàttanu yàlla. Malick Daf jàkkaarloo bi tey ci ngoon la 17h seen digganteeg FC San Pedro ñoom nag biñ ko créé ba léegi matul ñaari fukki at waaye ñoom ñoo gagné kon lii di Coupe Côte d'Ivoire bi passé ki ko moom nag doomu Tunisie la ñu ànd ci ak Soda Thiam nga ñu xamle ak équipe bi di San Pedro. ñu sanc ko ci atum 2004 FC San Pedro nag moo di ñaareelu club bu ville portuaire bu Côte d'Ivoire bi nga xamante ni mi ngi bokk ci élite bi ci weeru sulet atum 2015 nag ci le président fondateur bi daat koy jébbal ab opérateur économique di doomu ko Tunisie ci njiitalu propriétaire bu bees boobee sax ci la FC San Pedro daal di yéeg ci Ligue 1 bi boobu ba léegi nag club bu ivoirien bi moom ma ngay def ay jaloore FC San Pedro nag bi moo nar a nekk ñaareel bi yoon muy bokk ci gile compétition lu jëm ci premier tour préliminaire yi nag moom dafa daal di exempté woon waaye ñoom ñi ñu duppee les pétriciens nag am nañu temps bu baax ngir daal di waajal jogante gi war a dox seen digganteeg ak Jaraaf ne amal nañ ci ñaari jogante xaritoo ca Libye yoo xamante ni am nañ ci benn ndam ak benn match nul waaye nag bu fekkee ni club bu ndaw bi nga xamante ni mi ngi bëgg a tàmm coupe confédération bi ci ñaari at yi ñu génn dina jàkkaarloo ak koo xamante ni moo ko gën a miin compétition yi le ne Jaraaf bu Dakar booy xool mën nañoo wàññi fukki yoon nag ñett yoo xamante ni bokk na ko ci ay compétition africaine bi ci mujj sax moom moo di bu atum 2018 ba mu bokkoon ci Ligue des champions de la CAF waaye foofee nag Jaraaf Mani dañ leen a éliminé woon ci deuxième tour préliminaire yi ñu daal leen di yóbbu ci tour de cadrage bu coupe de la confédération waaye foofee tamit Jaraaf Mani amuñu fa woon chance ne dañ leen a daal di éliminé waat waaye nag ci ay jaar-jaaram gis nañ ko ni Jaraaf lu jëm ci wàllum Ligue des champions amal na ci ñaari yoon huitième de finale ba sax joué si demi-finale Jaraaf itam moom moo di club bi nga xamante ni moom moo ëpp ay titre fii ci Sénégal ne booy xool jël na championnat bu Sénégal fukki yoon ak ñaar waaye itam coupe du Sénégal fukki yoon ak juróom kon nag jarul ñuy complexé ci kanamu FC San Pedro ni ki tey ji ci ngoon. Soda Thiam 17h lay doon diggante Jaraaf Ndakaaru ak FC San Pedro ngeen mun ko déglu en direct ci rajo Futur Média ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne sunu dëkkandoo yi ca Mauritanie ñoom it dinañu jongante Tavrazein moom mooy dalal RS Berkane bu 16h jotee RS Berkane mooy doomu Maroc yi ñoom sax ñoo yor coupe de la confédération africaine ñoo ko gagné woon saison bi passé Ligue des champions ginnaaw bi Teungueth FC defee match nul démb 0-0 match yi dina wéy tey kii di champion en titre bi di Al Ahli doomu Égypte ñooy daje ak Niamey fële ci Niamey ak doomu Niger yi di Sonidep jàppaleen tamit match bi war a dox diggante Racing bu Abidjan ak doomu Guinée yi di Oraya AC foofu la défenseur sénégalais bi di Khadim Diaw nekkoon joueur Génération Foot club boobu ki koy entraîné doomu Sénégal la mu ngi wuyoo Lamine Thiaye Mohamed. waxtaanee wàllu football ba tey waaye ak championnat yi ci Europe dañ koy wéyal ngoonuk tey. Espagne dañ koy dooree 18h45 Real Madrid dina dalal Granada jàppale ni kon ci match boobu ndaw Zidane yi dañuy jéem def lépp ngir gagné fekki Atlético Madrid ci bopp classement bi ndax ñoom démb gagné nañu Barça tamit gagné na. Italie leader bi di Milan AC mooy dalal Lazio bu Rome 19h45 Milan yi nag ñoom ñooy benn équipe boo xamante ne ba tey kenn daanu leen ci Serie A bu Italie ndax Juventus démb daanu na digganteem ak Fiorentina mu fekk ko dóor ko ñetti bal ci dara. ca France am na kon ndaje bu am solo bu am diggante ñaari club yu bëri ay sénégalais Rennes ak FC Metz match boobu 18h lay doon. PSG Strasbourg 20h bokk na ci match yi am tey ci ngoon ci Angleterre. Capital One Cup bi dina wéy ak quart de finale yi Stoke City mooy daje ak Tottenham bu 17h30 jotee Everton Manchester United jàppale ni kon démb
Arsenal Manchester City da ko daan 4 bal ci benn ba daal di génn kon ci compétition boobu jafe-jafe yi di wéy Mohamed. Arsenal championnat doxul ci coupe yi tamit doxul Arteta jamono yi mel ni jamono yu lëndëm la ci moom. day na waar du lépp lañ mën a wax. Youssouf gars yi nag foo nga dimbali leen xool ba xam nu ñuy def bu génn ci jafe-jafe yi. ñu dem xool yi joueur Louga basket club du noonu la. waaw dañoo nekk ci grève luñ xewle. nee nañu kon du ñu entraîné tant que fay ñu leen seen ñaari weer yoo xamante ni dañ leen amel ñoom ci seen gis-gis ay salaire waaye seen dirigeant jàpp ne kon ay prime la ndax championnat bi fekkee ne tant que commencé wul ñoom war ñoo commencé di fay ay salaire ba tax na kon ñoom joueurs yi nee nañu dañu entraîné donte sax kon lu yàggul kii di président bi nee na am nañu budget bu mën a kon tax ñu doxal bu baax a baax saison bi ñu dem ca Njàmbur fekk fa Abraham Paul Pouy. fi toll daal am na 25 millions yoo xam ne taxaw na pour ay salaire. kaddu yi nag nekk kaddu Cheikh Ndiaye moom mi nekk président Louga basket club mu yëkkati woon ko le 27 octobre bi ñu génn muy xamle ne Louga basket club am na koppar yu doy kees yi fees nañu dell ak xaalis ngir mën a door championnat 2020-2021 bi. parce que ñun xam nga ñun suñu principal bailleur c'est le ministre de l'Industrie Moustapha Diop jox nañu conseil municipal bi Louga octroyé nañu 15 millions comme subvention. ñu teg ci ñaari weer ginnaaw déclaration bi rek jeuru club bi ñoom ñu dem grève ba démb sax entraîné wuñu ñoom lu ñu bëgg nag mooy ñu fay leen ñaari weeru salaire joueurs yi nag ñoom fas yéene wuñu dellu ci terrain yi daal di entraînement tant que Louga basket club fayu leen seen koppar nag waaye ay information yi nga xam ne jot nañ koo taataan ci dirigeant wu club yi nag ñoo ngi ñuy xamal ne dirigeant yi nag bëgguñu fay salaire waaye ay prime la ñu bëgg a fay joueurs yi nag club bi fas yéenewul benn yoon fay ay salaire te dooraguñu li nga xam ne moo di championnat bi waaye jamono ji nag joueurs yi ak dirigeants yi ubbi nañu ay waxtaan ngir mën a am solution ci jafe-jafe yi mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. jaajëf Paul Mouhamed fii la ñuy yem. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Youssouf Bodian. rendez-vous 17h pour match bi incha allah en direct diggante Jaraaf ak San Pedro. direct lay doon ci RFM incha allah jërëjëf ba boobaa incha allah Cheikh Youssouf Bodian. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. feetuk Noël gi reportage Noël foofee la ñu koy jëmee xoole nees yi doxalee veille 24 jàpp 25 décembre jàngoro coronavirus bi tax na ay daje mënuta am teelewul mbokki chrétiens yi daañu ko màggal waaye nag ci kaw respecté li ñu santaane ngir moytu lu lawal woppi coronavirus ji mu di mesure barrière reportage Ramata Anne. ca Médina asmi ak mesure yi ci aju wàññiwul dara ci wattaay yi. Mathieu Diegane Faye maître de chœur principal bu cathédrale bi di dalal xel yi ci wàccu ak mesure barrière yi. ni ministère bi demande de la santé demandé ñu respecter mesure barrière yi noonu lañ koy defee fii te dañuy teg dimanche bu jot dañuy teg ab gel ci entrée tribune bi bu ñëpp yéegee ñu teg gel bi ci suufu orgue bi bàyyi ko foofu bu ñu demee ba war a communier également mooy jël corps sang du Christ dañuy talal loxo yi ñu jox dafa leen gel parce que ku ci ne da ngay jël loo xam ne da nga koy dugal sa gémmiñ te laal nga ay feuilles donc pour éviter que loolu yëpp pour ñu mën a topp mesure barrière yi moo waral ñuy teg gel boobu di def loolu ci suuf balaa nga dugg di nga gis am na ay raxasukaay fu ne ci jàngu bi comme ni ñu koy defee ci mosquée yi ak école yi ak fu ne te loolu moo ñu war ñu nit waruñu des fenn ci ginnaaw. muy dikkaat ci fête bi ak particularité bi mu am. li nga xam ne moom lañ mën a jàpp ci corona lu baax mooy boo seetloo li ñuy naan mariage mooy sëy ci jàngu catholique li ñuy naan baptisé mooy maanaam tudd ci jàngu catholique boo jëlee ñaar yooyu rek ren jii mën naa ne duma yàlla waaye xam naa ne bu yàlla seetloo ba seetloo sañ naa ñaan te gëm naa ne yàlla dina ne tey la ren la ñu gën a ñaan ren la ñu gën a fulal faraatal ñaan at yi weesu. comme ni mu amee ci yeneen cathédralu Ndakaaru Covid bi indi na coppiteef ci ni ñuy waajee Noël. Universel Pousse. Electronic Corp ak seen gamme bii di Beko. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. ak seen savon de Marseille Créole.
ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf professeur Seydi sans protocole loolee Le Quotidien noonee la ko bindee ci xëtamu njëkk waxtaan wu yaatu la professeur Moussa Seydi séq ak waa Le Quotidien moom mi jiite service maladie infectieuse ci hôpital Fann wax na ci waxtaan wa ne centre de traitement yi ñu ubbi waat dañu ko yeexe mu ne it amul dara luy firndeel ne virus bi circulé moo gën a wax bi fi jaaroon ni ko ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr waxe woon keroog tey anki dina kay mi ngi ñuy wax li nar a joo Sénégal ci jaaxle mooy fu ñuy jëlee ay moyens yu ñu mën a jàmmarloo ak deuxième vague gi ñuy wax ci réew mi ci Covid-19 bi honorable député Mamadou Lamine Diallo bu tekki journal enquête nee nañu moom li mu bëgg a xam moo di 64 milliards jàpp 90 milliards yu ñu ne woon dugal nañu ko ci xexum coronavirus bi koppar yooyee ana fan la jaar am benn kàngam di expert ci wàllu yu bu xamal waa enquête ne protocole bi ñu teg ci réew mi ci mbas mi ngi dox ak 90% ñiy faatu ci mbas mi mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi ba mu trop tard ñuy soog a dem l'hôpital moom expert bi jàpp na it ne suñu bëggee am ci corona bi ndam li ñu am ci xeexum sida am koy ci xeexum sibiru bi faaw dañuy financer communauté yi ñun ñu des ci waxi Covid bi desit ci waxi koppar yi ak journal Vox Populi mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne dawalkat yi taxi yi ci Ndakaaru ñoo ngi xaar seen wàll ci xaalis bi ñu génne woon ne dañu koy jàppale transporteurs yi ci jamonoy mbas mi nee nañu def na juróom-ñetti weer bi ñu génnee lu toll ci 450 millions ak léegi waroon leen koo baaxee ñoom dawalkat yi taxi zone noire yi te ba léegi gisuñu ci xaalis boobee dara yéenekaay bi nañu bi ñaxtee xulti jolle ministère des transports gouverneur bu Ndakaaru la ko sippi soit nañu problème yaa ngay démarrer nag ne bari na wax yu waroote wuute ci xaalis bi nga xamante ne ji moom la ñu dugal ci ceeb beeg diw gi doon ko séddale askan wi nga xam ne seen gët dafa xonxoon ci mbas mi mu di aide alimentaire d'urgence ñi nga xam ne ñoo ko séq wuute nañu ay wax ndax ministre développement communautaire équité sociale ak territoriale di kii di Samba Ndiobène Ka ba mu demee ci assemblée nationale la mu fa wax moo di dépensé nañu 60 milliards 654 millions ci kit alimentaire yi soit nañu ab daajam ci boppam di Aliou Sow moom mooy ki ko weddi daaj ba la mu wax moo di 64 milliards la ñu dépensé ci kit alimentaire yi ki yoroon yëf yi di Mansour Faye yéenekaay bi nañu ba muy présenté bilan li mu waxoon mooy 60 milliards 709 millions 699 520 francs la ñu dépensé ministre finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo moom ñëw wax leneen 63 milliards 370 millions 247 667 francs moom la wax Walf Quotidien xamal ñu ne ñoo ngi jëm ci xew-xewi diine yoo xam ne nu ko état bi di lijjantee dana ko jaaxal mu di màggaluk Mbàkke Kajoor appelu Laayeen yi màggaluk Kazu Rajab gi ak it màggaluk Poroxaan gi yéenekaay bi nañu bu ci yegg si mbooloo dafay daje nees def ba lijjanti ko loole moo nar a doon jafe-jafe ci kilifa yi réew mi 2024 bu Macky Sall sampaate am dëndam ngir wutaat beneen mandat sukkandiko ci wàllu yoon ba gàntal ko du yomb professeur Jacques Mariel Zoaque moo ko wax ci lii quotidien li tax nee na mooy fii ci Sénégal ni ñu bindee texte yi de loi yi baaxul ba ci constitution bi sax am na yu ca nekk yoo xam ne nañu ko tëggee baaxul lu baaxul leneen Sud Quotidien nee nañu mi ngi ci dialogue politique bi yéenekaay bi li mu ci gis moo di mbiri reporter élection locale yi mbiri bulletin unique gi coowal caution bi bokk na ci li jaxase carte gi dialogue politique bi ba tey ak l'observateur mi xëy di ñu xamal experts yi nga xam ne ñoom la ñu tànn ngir ñu auditer fichier électoral bi yéenekaay bi nee nañu kër gu ñu naan cabinet ERA la ñu ko dénk juróom-ñeenti experts étrangers ñoo ca nekk gisuñu ci ñi fare ci opposition bi talaata jii di ñëw ca ñu war a valider liste bi Alaaji Malick Gakou ak Khalifa Ababacar Sall dafa mel ne neexootuñu journal L'As moo ko bind fa mu ko teg moo di gis nañu meerum Ndakaaru ba woon di Khalifa Sall mi ngi gisee ak ñi nga xam ne ay kilifa la ñu jiite parti politique yu fare ci opposition bi te ba léegi ñamuy giseel dégguñu ci Malick Gakou yéenekaay bi nañu te ku ne xam na ne Alaaji Malick Gakou moo jiitu woon ci xeex bi ñu doon xeex ngir libérer Khalifa Sall kon bu Khalifa Sall tollee ci nas ay pexe te dégguñu ca Gakou ku yeb am ci jaaxle tubaab bu jigéen ba ñu faatoon ca kees ba suul ko l'observateur nee nañu enquête ba ñu cey def ma ngay wéy ak doole wujju tubaab ba mu di ndaw si doon wujje ak tubaab ba teg nañu ko loxo tey jii ci la ñu ko war a defeere libération nañu moom ndaw si moo doon wujjee ak meeru tubaab bi moom ndaw si ak juróomi doomam ca këru tubaab bi la ñu dëkkoon kër ga tubaab ba moo ko tabax li tax yoon dem jàppi ko moom ndaw si libé nee nañu mooy wax nañu ne bi Alassane Sarr rayee tubaab bi moo ko jàppale ñu dugal ko ci maalu oto bi dem suuli ko. Universel Pousse. Electronic Corp ak seen gamme bii di Beko. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. 13h35 pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi yegg si nañu ci mu di gis-gis tey jii li ñu ciy waxtaane mooy def na weer ba ñu tàmbalee traite gerte gi mooy campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi ñu war a def nag bilan à mi-parcours maanaam daw tuuti mën a taxaw xayma li jot a amagum ci campagne commercialisation arachide bi loolee kon ñu war a am ci waxtaan wi Cheikh Tidiane Cissé secrétaire général bu association des agriculteurs du bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Mohamed. weneen wàll ñoo ngi ci ak Aliou Dia porte-parole comité de suivi campagne commercialisation arachide Aliou Dia maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay delloo nuyu bu baax di nuyu auditeurs u RFM yi yëpp di nuyu itam nag baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi di nuyu nag sama frère boobu di suma xarit Cheikh Tidiane Cissé bi nga xam ne moom laay seqee waxtaan bi. jërëjëf Cheikh Tidiane Cissé laaj bu njëkk bi mooy noo gisee campagne bi. campagne bi daal dafa nekkoon xalam nga xam ne neex lool gars yi bugg ci la ngaa mu dagg ko te ñun duñ ko nangu. loolu mooy situation bi parce que fi mu nekk nii boo ko xoolee. dañoo départ bu 300 ba 315 di ko jëndee ci producteur yi léegi ñu xëy rek nañu. dégg nga li ñuy wax bàppeegu leen rek dégg nga maam dar ci 250 te loolu wax dëgg yàlla xel mu neex daf ko munta nangu parce que nit mënta am différence fukki dërëm ak ñett ñu ne ko ba ko surtout mu nekk nit ku nga xam ne ku néew doole la dégg nga maam ñu ne ko wàccal 300 ba 315 ñëw jaayee ñu juróom fukk loolu wax dëgg yàlla man sama xel daf ko mënul a jàpp soo amee nag ñi ma ko mën a expliquer ba mu leer ma xam loolu daal mooy suma problème. ci campagne ren dinaa ñëw Alioune Dia. Alioune. Seydina Alioune waaw dégg nga moom nee na loolee mooy xalaatam yow it dama lay njëkk a delloo laaj bi d'abord noo gisee campagne bi tey boo doon def bilan à mi-parcours. waaw di sant yàlla rek ne campagne moom bu jógee rek toujours dafay ànd ak ay wax. waaye nag coow nekku ci. wax nday ànd ak ndax ku ci ne da ngaa xam intérêt boo cay xëcc. waaye nit ku ne nag ba ngay jàpp ne lii mooy sama intérêt dafa war a am nag bu fu ñuy daje muy intérêt général. campagne bii nag buñ xoolee wax dëgg yàlla tey maa ngi jógee Louga démb. jaar naa Diourbel maa ngi nii ci Kaolack tey su ma seetee la ne Louga ñu wàcce ko fa wax dëgg yàlla tey daaw heure bii bi ñu def weer Louga mi ngi tolloon ci 480 tonnes tey Louga ngi ci 8000 tonnes ma fa ba yi fay lépp 50 camions yu rang fa ñoo xam ne ñi gën pour jaay la ma jaar itam Diourbel fekk naa fa 414 tonnes 1414 tonnes ak i nag stock boo xam ne bii gis naa ne la vinaigre ba nga xam ne daanañ ko defar Sonacos dakkoon na ña ngi koy defar lu bëri aliment de bétail ba fa dakkoon bëri na fa lu mat ñaar téeméeri jeunes di fa xaar pour ñu employer leen ndax loolaa koy waral pendant 10 mois loola su ma ñëwee Kaolack itam wax dëgg gis ne pour 216 000 tonnes pour le moment nekk na fi damay jàpp ne ah kay campagne bu demee weer nga am loolu ngi dox waaye nag li nga xam ne mooy wax ji nag mooy prix fixé nañ ko 250 nuy dégg prix yoo xam ne dem na ba 300 dem na ba 325 ma jàpp rek ñu bëgg xam da jàpp ne li nga xam ne mooy gerte mooy gànjaru Sénégal su ko defee nag dafa war a nekk benn filière stratégique ñu bañ ko def filière boo xam ne bii gën dañ ko def spéculation dégg dem ba mu mel ni vente libre. vente libre daal ko nekk ci DP mais dogguma la sëñ Alioune waaye xam nga mag it du fecc yàlla naa dee. waaw mag kay warta mag dafa warta sax a fecc. dund sax mag waru koo fecc. mag moom liggéey rek ak jaamu yàllaa ko war. non waxin na rek juste pour vous dire que ni baykat yi duñu fi gis njëg gu gën a neex dem di ko jaayee feneen parce que tout simplement filière bi des ko war a protéger waru ko spéculation waru ci am ak yooyu xam nga aussi yéen a koy yow laa koy dégg ngay faral di wax njëgu Bambey. tout à waaw te looloo tax nag gis nga njëgu Bambey teew googu. mu ngi fi ndax fii ak ñaari at yi ñu génn yëpp Sonacos ak yor xaalis te bu njëkk liñ daan am problème mooy traite bu taxaw te financement amul. Sonacos am na financement bi depuis booba ren bi ñu demee ba ne 250 ñëpp ànduñ ci woon mais dañoo wañ loxo ba ñëpp ne nañ dem 250 su fekkee kon 250 egg nañ ci dañuy seet li mën a nekk ndax kat chinois yooyu ñuy wax fukki région ñeent yëpp juróomi région nga leen di fekk tey fa nga gën a gis sax ñu gën a taxaw mooy département Nioro waaw léegi nag département Nioro booba dana tax ñu influencer prix bi ba aj ko foo xam ne eggu fa nañ fexe ba baykat bi jot ak xam waaye ñu bañ ko yóbbu foo xam ne it day menacer bi moo tax nguur gi li ma gis mu taxawal léegi dal di ne nañ fexe ba semence yi moom ñu aar ko son pare nag nañ fexe ba industrie yi rawatina Sonacos mu am li mu war a am ndax Sonacos boobu dañ fàttaliku maa ngi koy wax sama xarit Cheikh Tidiane Cissé 2000 bi régime libéral ñëwee dañoo xëy amuñu benn gerte buñ jox baykat yi fan lañ mujj ci Sonacos ñu jël angaari Sonacos yéen bi nekkoon fii ci Lindiane ak ya nekkoon fële ca Diourbel moom lañ mujj jël 72 000 tonnes jox ko gratuitement baykat yi looloo fi nekk loola nag su fekkee dem nañ ba muy ñor gerte da suñu gànjar ñu bëgg a jël gànjar gi di ko tayle ko muy wékk suñu bopp ci ay chinois gis nga chinois yi buñ demee ba toroxal Sonacos gi mu nekk fi mu jóge fi Sonacos danañ bu ëllëg si biir danañ ko réccu ndax chinois yi dañu xam ne ñoom ñoo fi ne wolof di wax rek si xam ne ko ganaar bu wéetee ci wala ndoo benn tànk lay gësee danañu dem ba waxuma vente libre bi ñu def xorom ba xorom amatul valeur noonu la suñu gerte gi di egg kon taxawu Sonacos ba Sonacos boobu taxaw filière bi ñu aar ko
gouvernement bi réglementé ko parce que benn gouvernement bu subventionné intrants semences et matériel agricole ne serait-ce que 72 000 tonnes yi doyut bëgg nañ mu yokk ëllëg nga xëy rek béyee ko ay nit mu jël nag crème ba la gën ci jiw ba yenu yóbbu Chine di liggéeyloo ay doomam te dara waralu ko nag lu du chinois yi dañuy jëlee fii keeb bu yóbbu ko ñu subventionné leen waaye benn litre diw boo ñemee yóbbu Chine amul pas les taxé loola su ko defee nag noonu buñ xamul loolu dañuy dem ba sottu xam naa yéey nay fii xam naa taxawaayam ci réew mi nee ko mais sa frère Alioune Dia nee na mi ngi lay dégg nañu aar baykat bi waaye nañu aar Sonacos nañu aar également suñu filière bi parce que loolu mooy avenir u réew mi dégg nga Cheikh Tidiane Cissé su ma mënee tënkee kàddu Alioune Dia yi mooy daal nañu jiital patriotisme gi te ginnaawal bëgge gi waaw xam nga man dama leen di wax ne leen ne ñoom ñooy wax ñëpp amul kenn ku ma ci gën a patriote waaye non moom waxu ko de man maa ko jàngatee noonu rek Mohamed dama la bëgg a wax ne la Sonacos tubaab ñoo ko fi moomoon maaye ñu ko ñu ciy def ba ci nal sax da nga maam huile de coton sori bi def tey jii bu Sonacos doon dox ni konoon sésame bii Sénégal da nga maam bi yontu di ko bay te ci am poids bu mag ni konoon tey jii waroon na fay toll fu ñu ko mën a nale mais xam nga lan moo métti ci mbir mi Sonacos ñun li ñuy def moom lay def dafay jënd gerte jaayaat gerte gi amul sax lum nalee diwlin gi diwlin moom yaa ngi dégg kum koy jaay kum koy jaay patriotisme par chinois yi la koy jaay ci ay preuve yu leer xam nga dafay jël gerte gi jaayaat ko chinois yi kon ñun ñi nga xam ne ñoom moom produit bi ñun mënuñ koy jaay chinois yi man ci am plus-value bu nga xam ne bu am njëriñ la ëllëg si biir ñoom niñ xool daf ba usine bi taxaw ñun ñoo leen njëkk a war proposer ne la ne gerte gi nag bu ngeen defee am na partenariat bu nga xam ne mën nañ koy def mën nañ leen di jaay gerte ñaar fukk ngeen jaayee ñu diwlin fanweer mais booba dafay fekk loxoy bool mën a xam nga mais bu loolu amul affaire bi loolu du mën a sotti xam nga loolu mooy situation parce que fi mu nekk nii ñun mënuñuy bay golo di bay baaba di dundee ñu leen di jox ñoom ñuy lekk ëllëg ak sibir ñu fa teg fa un responsable politique bu nga xam ne day seet lu nga xam ne léegi moo koy arrangé day recruter ay nitu parti mag dafa nangam ak nangam ëllëg si biir mu bàyyi fi beneen gàpp bu nga xam ne dégg nga maam kenn du ko mën a attan dégg nga ñu ne at paysans yi delluwaatal dégg nga maam jàpp leen seen jiba génne at pour defaraat loolu mënuñ ko def tey mënuñ ko def ëllëg. très bien léegi Cheikh Tidiane Cissé. coow li muy bari xëy na dama ko déggul xëy na wax ngeen ko mais dama la ko bëgg a laaj nga tontu ma ci lu gàtt rek sama ko permettre mooy. ñaata ngeen bëgg Sonacos jëndee ko kilo gerte bi ci yéen. Sonacos na ko jëndee 300 nu mu jëndee ni kii di jëndee ne Copéol mooy naata ngoom te moo topp ci moom mooy deuxième industrie moom mu nekk première industrie njëf yi naxaate daf ci nekk donc moom na def aligné au même titre que Novasen 320 lay Novasen di facturer prix usine moom mu ne da nga ma am 285 xam nga gab bi ñaata la. juróom-ñaari dërëm ci usine bu nga xam ne ñu wax ne yaa ko ëpp doole xam nga man li ma yaakaar. ñoom dañ amul xaalis parce que ñun am nañ expérience tuuti ci mbir mi dañuy wax ay FTI ci jox nañ ñu nangam ak jox nañ ñu nangam maa ngi dégg barki démb da nga ma am ku mel ni da nga ma am le PCA mu ne alors am nañ 67 milliards démb ma dégg Modou Diagne Fada mu ne am nañ 50 et quelques milliards donc ñoom seen problème mooy amuñu xaalis te man am na kilifa gu mag gu ma wax ne ma nitu nguur lañ bu ñu amee 67 milliards nañ ko jënd ba mu jeex tàkk ñu ne nguur gi ñun suñ xaalis jeex ne dolli ñu mais yor xaalis ne man mënu may jënd nañ ma jaayee lii loolu xel daf ko mënul nangu. très bien Cheikh Tidiane Cissé jërëjëf ci waxtaan wi maa ngi lay gërëm bu baax a baax yaay secrétaire général bu association des agriculteurs bassin arachidier gërëm it Aliou Dia mi génn sànq ci waxtaan wi mooy porte parole comité suivi campagne commercialisation arachide gërëm leen ci ànd bi ak rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi ne woon Abdoulaye Diop ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw réalisation Alaaji Ndiogu Diène jàngeen jëf ci kanam tuuti danañu leen bàyyi ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yeeg tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yàlla